juróom-ñaari simili toftal na juróom-ñaari waxtu toftal na fanweeri simili ak ñeent ñi ngi jéggalu ci yeexadoor gi xibaaru marax yi ak ponk yi ci gën a fës mbas mi ak tolluwaay bi koppar di ndimbal lu nu jagleel ñay yëngatu ci foofee ci diwaanu Soumbédioune indi na ab xaajaloo ñenn ñi ne jot nañu ci koppar yu toll ci fanweeri junni ñeneen ñene fi mu ne nii ba tey furaas tali xëddeen te lu ci mën a am ñoom ñëpp ñoo bindoondoo woon Mohamed Maymouna Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy doxantu nañ fa beneen ponk ba tey muy mbas mi ak juróom-benni doomu aadama yi ñàkkati seen bakkan toftal ci li ñu amoon fi mu ne nii ñu ngi ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci lu toll ci ñaari junni ak juróomi téeméer yi defoon test yi ña ca ñëw amee mbas mi ñu ngi toll ci ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yi di ay cas communautaire téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn wér nañu ñeent fukk ak juróom-ñaar loof loolu région bu Thiès bokk itam ci diwaan yi nga xam ne ñoom ñu ëpp limbub mbas mi bu weesoo Ndakaaru sax moom moo ca topp ñu ne lu aju ci cas communautaire yi ak si nañ ci junni ci limub doomu aadama yi ñu ne sax Thiès commune moom moo jël raw gàddu gi ndax mi ngi ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ci juróom fukk ak ñaar yu ñàkk seen bakkan tax na service d'hygiène ak ña ñu àndal soobu nañu ci liggéey bi wala sax gën te nañ caa soobu tàmbalee ko ci raxas ak dugg kër yeeg séddale lu jëm ci wordu sawel ak leneen lu jëm itam ci loi 69 bi nga xam ne indi nañ ci ay coppite daal di koy voté ca pencum ndawi réew ma mu soxal état d'urgence ak état de siège professeur Ismaïla Madior Fall xam-xama màcc jëm ci wàllu yoon ak yoonal nekk jëwriñ àdduna ci mun a sax yóbbu foofee ca pencum ndawi réew ma matu ko woon ndaxte loi la boo xam ne daal lu jëm ci ay calamité ak itam loo xamante ni si rek mën naa indi gàllankoor ci sunu carti réew wala itam sunu kaaraange wala sax itam coowal politique moo war a tax ñu mën cee indi ay coppite lu ci mën a am Alhassane Ba ak Pape Sangone Mbaye ñoo ko seeti woon mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ñeent taaxir lu ma ñëw léegi ñu faram fàcce. ci safo bi ak kóolute bi ci télévision Futurs Médias xibaaru marax yi mbokk yi dañu koy door ak ne nu ko junjee ca diwaanu Soumbédioune coow juddu na fa koppar mi ngi aju ci ndimbal loo xam ne dañ leen koo jagleel ñoom liggéeykat yooyu mbas mi laal indi na ak féewaloo wala sax fantasiro ndax ñenn ca ñoom nee ñu jot nañu ci koppar yooyu lu toll ci fanweer ci ay junni ñeneen ña ne gisaguñu dara te itam ñoom ñëpp ñoo bindoondoo woon loolu nag indi na njàqare ci bopp ñenn ñi Maymouna Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy lañ ci àndal. ñu ngi fii ci village artisanal bu Soumbédioune boo fi ñëwee tekkaaral nga fi nemmeeku liggéeykat yi ñu ëpp ci ñoom ña nga seen atelier ña ca des ña ngay xaar ay clients yu ñu gisagul ci jamono boobu ñu àddu jëmale ci fonds Covid bi nga xam ni jagleeloon nañ leen ko. am nañ ma doon déposé fa ñoom la ñu ma àndaloon ñu bëri jot nañ mais man jotuma ta bu ñu doon déposé rek laa déposé ta waa village doon recensé di déposé boobu tax laa déposé. artisans yi dañoo gis ni fonds yi nga xam ni moom lañ leen jagleel séddale bi dafa doy waar ci seen secteur. suñu amul ñun ñëpp ñoo war a amul mais ñii am ñii bañam c'est pas normal. bi nu laajtee dañ ni 7000 personnes la ñu lancé te 7000 yëpp sax parce que neen réseau bi dafa saturé ñooñu jotagul ak yooyu. bu ma sañoon tan nu tas ko ci transfert d'argent yi parce que benn transfert d'argent rek day tuuti ci 160 000 yi dañ ko waroon tas jox kii lii jox pàcc bee ñu lancé ko noonu ndax mu gën a gaaw quoi parce que gars yi sonn nañu 10 mois ngi nii xaar nañu touriste amuñu touriste. ña nga xam ni sax jot nañoo jot fi mu toll nii amuñu lu leen neex. jot naa sama message waaw jot naa sama wàll mais am na ñu jotul nag quoi leen di laa ko jot te am na ñoo xam ne jotuguñu te ñoo bokk benn place ma leen ñaanal yàlla jàppale ni ba ñoom tamit jot parce que borom kër ñi nekk fii yëpp ay borom kër lañ nga gis borom kër boo xam mu toog 7 mois 9 mois liggéeyul loolu daa métti boo ñu envoyé ñoo xam ne ay 150 000 moo am ñu jot am ñu jotul vraiment neexul. ëppoon nañu téeméeri junni ak juróom fukki artisan yoo xam ni ci biir réew mi yépp jotoon nañ leen a recensé newoon dinañ leen jox ci ndimbal yi boo demee ci village artisanal bu Soumbédioune foofu ña nga xam ne ñoom fay kilifa liñ ñu xamal mooy téeméer boo jël juróom-ñaar fukki ya fi mu toll nii
jot nañu ay ndàmpaay. Maimouna Ndiaye ñu sant ko bu baax gërëm ko des ba tey ci mbas mi ak point du jour maanaam tolluwaay ci bésub tey ji jàppale ne juróom-benni doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan fekk si ñi faatu woon lim bi dem na ci juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaar tey nag ci résultat test yi li ñu wane ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo amee mbas mi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom xamuñu fu ñu leen ko wàllee ca yooyu jamono itam téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ci aji tawat ji tëddoon ci bërëb fajukaay wala seeni kër wér nañu ñeent fukk ak juróom-ñaar nekk ci sauvetage mu mel ne nag Sénégal bi mbas mi duggee ñaari fan la woon ci weeru mars atum 2020 ñu ngi ci ñaar fukki junniy cas yu teg ñetti junni ak daanaka ñaar téeméer yu manqué tuuti ña ci wér nag ñoom it lim bi daanaka yegsi na ci ñaar fukki junni yi jamono ji ñu àddoo ñetti junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ñoo ne ci mpaj ci mbas moo mile xam ngeen ne région bu Thiès mook Ndakaaru fi mu ne nii état d'urgence bi ñoom la soxal ndax ñoom ñooy ñaari région yi gën a am limub ñu takku ci mbas mile foofee sax ci Thiès kaay nee ñu lu jëm ci cas communautaire yi daanaka junni ba mat na Thiès commune moo jël raw gàddu gi daanaka juróom ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar yi moo ko moom loolu nag tax na waa service d'hygiène ak seeni jege ñaale sóobuwaat ci xeex bi bu baax wala gën koo dooleel fu ci mel ne Dank Kunta ma nga nekk ci arrondissement bu Meewaan nekk itam ci région bu Thiès ne ñu boobile diwaan xeex ba kenn mënu leen ca ndax ba mu duggee ba tey foofu jàpp leen diwaan ba amagut benn cas ci coronavirus te diwaanu Thiès ka fa toogal groupe Futurs Médias Cheikh Anta Diop la ànd ak say latiir ci caméra bi. mbas mi di wéy di lëmbee fii ci diwaanub Thiès ñu gis na xayma yi nga xamante ni génn nañu ko ñi am doomu jàngoro ji jéggi na daye lool. région Thiès dafa nekk ñaareelu région boo xam ni maanaam feebar bi dafay law. on a franchi au niveau de la région la barre fatidique des 1000 cas communautaires. loolee taxit waa service d'hygiène geetaru jël seen jumtukaay di dugg nag ci communes yi ruq-ruqaan yi ngir pomper dëkk yi te ñaax askan wi ci jàngoro ji di coronavirus. dañuy wàcc ci communauté bi donc loolu moo tax ñu ñëw fii ci village bi ñuy wax Ndank mu bokk ci commune bu Meewaan pour maanaam gën a vulgariser xeex boobu. fànn bu njëkk bi mooy ñu fexe ba. maanaam saytu protocole sanitaire yi nga xam ni waxoon nañ ko jëmbale ko par exemple ci école yi donc moo taxoon ñu ñëw xool maanaam CM bi ni fi protocole sanitaire bi tëddee. dëkk bii di Ndank Kunta di dëkk la boo xamante ne jàmbaar lañu lool ci wàllu xeex jàngoro ji fii de nee nañ ba mbas mi dooree ba léegi du kenn ku am doomu jàngoro ji collège d'enseignement moyen bi nekk ci dëkk bi sax ndongo yeeg professeurs yi ñoom ñëpp ñu ngi topp digal yi waa kër docteur di joxe. élèves yi ku nekk sol nga masque kuy dugg tamit di nga raxas sa loxo ci lave-mains yi nekk fii ak produit yi nga xamee ni pour xeex mas bi. yàlla dimbale nañu ci gox bi ci fii ñu nekk nii suturaal nañu daal ba dégguñ fi benn cas boo xam ni amagum na ci gox bi ñu nekk nii loolu nag ñu ngi ci dolli sant yàlla bu baax ak respecté gi ñu respecté li ñu état wax waaye ndigal yi sëriñ bi joxe. sensibilisation ñu ngi koy wéyal ñu ngi ciy def suñu kéemtalaay kàttan. daanaka fii ci Ndank de sëriñ si fi nekkit ñu yëngu ci wàllu wér-gu-yaram askan wi ñoom ñëpp jóg ràngaayu nee nañu daañu xeex ba jàngoro ji du coronavirus du dugg ci dëkk bi. Cheikh Anta Diop xeexu coronavirus itam ma nga ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jamono ji ñuy àddoo ñoom it ña nga takku ba dëgër jaarale ko ci matukaay yi nga xam ne warees na koo jël mu aju ci wàllum wér-gu-yaram waaye itam wàllub kaaraange gi taxawal nañ ko foofee ca daara ja ndongo ya ak itam ña nekk ca COUD di centre des œuvres universitaires bu Dakar itam jël nañu mu ne ñu bépp matuwaay te itam bëgguñu benn yoon coronavirus bi dugg foofile ñu ne sax faculté bu ne daanaka jot nga lu toll ci junni ci ay masque ak itam raxasukaay yooyu ñu naan gel hydroalcoolique dañuy dem ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru fekk fi Mamadou Fall ak Amadou Ba ñu defal ñu fa ab gëstu. nouveau variant yu coronavirus yi nga xam te nemmeeku nañ ko Gambie Grande-Bretagne ak yi ni mel moom nag daan nay ragalloo universitaires yi fii ci campus bu université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru jamono ji kon dañoo renforcer lépp luy wàllu kaaraange mu di dispositif sanitaire. renforcer ko nañ ko ci porte yëpp. fu mu toll ni port de masque obligatoire la soo amul masque duñ la bàyyi nga dugg ci à l'intérieur de l'université parce que ba ci restaurant yi yëpp tam c'est la même chose parce que soo déjà premier kii bi contrôle bi mooy nga takk masque soo duggee nañ la defal gel
ba pare jël sa température si tout est normal ñu doog la bàyyi nga dem. ñaareelu vague coronavirus bi tax nag ba kudd rek jël mbooloo mi mesure yoo xamante ni dina mën a xeex mbas mi. cette fois-ci étudiants yi génnuñu campus bi donc dañoo nekk di dund ci biir campus social bi moo tax stratégie bu bees lañ teg en place mooy équiper leen pour que ñu mën a éviter virus bi dugg ci campus social bi parce que ñu fiy dund en termes d'effectifs vraiment moo tax ñu war a vigilant pour que mu bañ fee dugg. mbooleem faculté jox nañ la ci lu tollook junniy masque ak li am te ni moo di juróomi téeméeri bouteille yu gel namafteef bi moo di bu ñu am benn contamination. tey woon nañu jox ñu amical bu ci ne 1000 masques ak 500 gel donc avec 1000 masques yooyu noonu je pense que amical yi donte loolu doyu leen mais mën na leen a servir lu bëri loo xam ne ëllëg lu mu ci dolliwaat rek mën nañoo gagner en tout cas combat boobu nag. waaye dispositif sanitaire bi nga xam ni seetlu bi mooy respecté nañ ko ba ci biir pavillon yi. comme tegal nañ leen lu ñuy raxasoo ak gel septique kenn koo xamante ne ñëw nga fi rek dana lay wax nga laal gel septique bi takk sa masque. étudiants yu université Cheikh Anta Diop bi jàpp ni mission bi moo di campus boo xam te ni doo am benn kaawu coronavirus ñoom daanaka nee nañu seen responsabilité jël nañ ko ba mat sëkk ba tax na ba léegi kenn déggul ab cas fii ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru. Modou Fall bu nu jógee ci mbas mi ñu wax itam ci leneen muy professeur Ismaïla Madior Fall jàngalekat la lu jëm ci wàllum yoon ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nekk itam jëwriñ àdduna ci coow li juddu ci indi coppite bu loi 69 soxal état d'urgence ak état de siège bu leen fàttalikoo mbir mi yóbbuwoon nañ ko ca pencum ndawi réew ma ba nu woote ko ba mu jàll ba njiitu réew mi mën caa indi la mu ca namm la mu gis rek mooy daanaka lu ni mel matu ko woon duñ ci sari dañ ci ànd ak Alassane Ba ak Pape Sangone Mbaye ñoom ñoo tase ak professeur Ismaïla Madior Fall. professeur droit bi ak science politique ca UCAD di andi ay leeral ci coppite yu ñu def ci loi 69 jëm ci état d'urgence ak état de siège professeur Ismaïla Madior Fall di expliquer pertinence yokk ñetteelu régime ci loi bi. état d'urgence dafa diis état d'urgence loi bi daf ko permettre ci ay cas yoo xamante ni dafay am problème de sécurité ci dëkk bi. mu am problème ci fonctionnement institution yi am ay menaces wala mu am ay troubles à l'ordre public loolu moo taxoon ñu prévoir état d'urgence c'est vrai que prévoir nañu aussi ay situation de calamité waaye approprié wul pour xeex ñun li ñu bëgg a xeex nañ def léegi un troisième état boo xam ne mi ngi ko tuddee gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires loolu nag suñ ko indee benn bi mooy du point de vue psychologique suñu waree xeex lu mel ne mbas wala lu mel ne feebar dootuñu proclamer état d'urgence ci dëkk bi mel ne dañoo am problème. ab loi boo xam ne jur na coow lu bëri ñu ci ëpp nag jàpp ne lu tax président jëfee ni mel politique moo ci laxasu ndax loi bi mën na appliquer wu lu weesu gestion catastrophe naturelle ak sanitaire. mënuñu ko mettre en œuvre mënuñu ko doxal tant que dëkk bi amul constaté wuñu moom ci boppam mu proclamer ne dañoo am situation de catastrophe naturelle ou sanitaire suñ ko amul loi boobu kenn mënu ko appliquer. pour taxawal loi bi faaw ñu jaar ci ñetti étapes yi. d'abord premier temps bi dafa yónnee loi bi assemblée nationale député yi wote ko deuxième temps bi su la seetloo bi ñu jëlee loi bi ba pare président de la République dafa jël benn décret déclaré état de catastrophe naturelle ou sanitaire. troisième temps bi nag dañuy jël benn décret boo xamante ni dafay modifier le décret de 1969 parce que loi 69 bi aussi dafa amoon décret d'application. fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier bi passé président de la république daal di promulguer loi bi numéro 2021-18 Sénégal nekkatul ci état d'urgence waaye dañu basculer ci gestion des catastrophes et crises sanitaires application bi nag mu ngi jëm ci benn weer ñu mun ko renouveler benn yoon kese. Alassane Ba ñu sant ko bu baax gërëm ko wax itam ci leneen muy njiitu réew bu Sénégal ci ndajeem ak ki jëwriñam ci àllarba ji mi ngi doon sàkku rek ñu fay nu mu gën a gaawee ndàmpaay yi soxal li jëm ci wàllum examen yi loolu nag jaaxal na ñenn ci ay jàngalekat ndax nee ñu wax ji féete woon na boor ñaari at ca gannaaw loolu nag Fat Bintou Konté ak Diafara Ba lañ ci àndal.
waaye li nga xam ne moom moo jëm ci ndàmpaay jëlee ko ci examen et concours yi nga xam ne nguur gi war na koo fay enseignants yi instruction boobee njiitum réew mi moom moo ko joxe démb ci conseil des ministres syndicat d'enseignants yi jàpp ne ñi li instruction du am benn effet ndax ñoom syndicat yooyu dañoo jàpp ni fi mu toll nii ay waxi indemnité sax warul woon dox seen diggante ñooñ ak nguur gi bu fekkoon ne respecté nañu li nga xam ne moom moo di accord yi leen tënk. parce que xam nañu instruction yi kenn du ko jëfee ki ko war a jëfee mooy kan ministre du budget Daouda Diallo mais Daouda Diallo ñaari at mënul toog ñu table négociation Cheikh Kanté woo na ko woote ko mu lànk bañ toog si table négociation su toogoo si table négociation bi naka la ñuy régler problème yi. d'abord dafa jaaduwul nit ki dem nattal gone yi ci école yi ci Sénégal yëpp traversé fu ne ak ay coono jël seen xaalis def ko ci ñu war leen a fay nga déggoo ak ñoom ba noppi doo ko respecté te fanweeri fan la ñu wax ne waru koo romb ci weeru novembre te fayuñu ko kon at mu ne day indi ay coow ren ji école yu bari ñu ngi grève actuellement ci Sénégal région yu bari parce que fay ñu leen seen indemnité bac ak seen indemnité BFM loolu jaaduwul. wax ji daal bu ñu déglu ki nga xam ni moom moo di Dame Mbodj li nga xam ne moom la nguur gi war a lijjanti moom mooy na ñuy fayee li nga xam ne moom moo di enseignants yi maanaam système de rémunération bi nga xam ne jamono ji ab kumba am ndey kumba amul ndey la ba tax ni faaw nag ñu xoolaat ko bu baax. coow li du ñu fay ay indemnité coow li mooy li nga xam ne mooy sànkar su njàng mi depuis ay at a ngi nii. jàngalekat yi di ko kaas médecins yi di ko kaas greffier yi di ko kaas ñëpp di ko kaas mooy ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi dafa am bot di compter ab étude def nañ ko ci bañ koy partager ñun ñëpp a toog ñu waxtaane ko bañ joxe résultat yi président Macky Sall yore ko ci tiroiram nee na moom dana ko xool nu mu koy saafara mi ngi nekk depuis décembre 2015 te xaalisu jàngalekat dañ leen ko war a fay te lu leen ameel ëpp na téeméeri milliards na wax ci loolu te bañ a wër-wëral. li jëm ci pré-DMC bi nga xam ne njiitum réew mi wax na ko démb ñoom enseignants yi dañu jàpp ni Macky Sall yëgut li xew ndax lu jëm ci wàllu pré-DMC réglé woon nañ ko léegi mu mat ñaari at. effectivement ñaari at ci ginnaaw nguuram ñoo jëloon engagement ni léegi dañuy fexe ba banques yi dugg ci bu ci banques yi duggee ñu tuddee ko ci français externalisation maanaam génn ko ci loxo état jox ko banques yi. du pour jàngalekat yëpp fonctionnaire Sénégal yëpp policiers yi militaires yi ba mu waxee ni ñoom mënu ko régler ñu defal leen ay propositions. ne leen nañ ko régler ak banque Sénégal yi nekk fii sur place ñu xool état bi ni muy jëlee intérêt bi peut-être ñun assurance bu ndaw bi peut-être ñun ñu fay ko ba ñu stabiliser yëpp ba def avis d'appel d'offre yi ba ñu war a désigner rek benn structure wante ñëpp dégg nañu communiqué chef de l'État xamul lu xew Daouda Diallo waxu ko lu xew parce que Daouda Diallo mosu fa ñëw. aywa ñu des ba tey ci njàng ak njàngale Kër Tamsir ma nga nekk ca di département bu Njaareem foofee école primaire ba fa nekk di daara ba gune ya ay toltolaan la ñu dëkkee ndax nee ñu ñaari jàngalekat kott la ñu am ci juróom-benni salle de classe yooyee salle de classe sax la fa matut dafa bari ba noppi itam miirub école na leen të loolu nag tax na ba askan wa xëy amal ab toogaanu ñaxtu di sàkku rek ci kilifa yi ñu yàbbi Omar Sène yore seen kaddu yi Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye toogal groupe Futurs Médias ci Njaareem ak li ko wax ñoo ko taataan ngir yéen. fii ci Kër Tamsir école bi nga xam ne moo fi nekk aussi depuis daaw ñu am jafe-jafe jàngalekat CI ba CM2 ñu ngi fi mais ñaari jàngalekat rek la ñu am kon mu mel ne am na xale yoo xamante ne bii fi mu toll nii jànguñu daaw ba ren mënuñu jàng ñu jàpp que ni xale yi ont le droit à l'éducation malgré que ci campagne lañ nekk daaw ba ren ñu ngi ciy def ay démarches saisir nañ ci le préfet de Diourbel saisir nañ ci le maire de Mbondu notifié nañ ko tous les autorités en charge de l'éducation ba léegi sans suite tey nag ñu mobiliser wu IA yëg na ko IF yëg na ko voilà notifié nañ leen situation bi boobaak léegi amuñu ci benn résultat bu satisfaisant après concertation nag waa dëkk bi waxtaan gis ne dinañu yëkkati suñu baat interpeller directement le ministre de l'éducation interpeller njiitu réew parce que comme ni ma ko waxee léegi nag xale yi dañu am droit ci éducation. aywa beneen xibaar boo xam ne ñu ngi koy laam-laamee ci suba ba tey muy ca diwaanu Ziguinchor juróom-ñeent ci ay doomu aadama ñoom nag ña nga demoon foofu ci àllub Boffa Bayotte ba doon wuti matt ñoom nag daal wala bant ngeen baal ma foofu ca diwaanu Toubacouta la leen ay samba booy dogale bañ leen dogale itam daanaka dañ leen duma ba nuy xool benn parab ba noppi itam daal di jël li nga xam ne rek yoroon nañ ko ci seen moomeel bokk
na ci seen téléphone ak seeni koppar ak seen sax yëre yenn soloon ba noppi itam di leen aartoo ka dànkaafu ne leen beneen yoon buñ leen fa fekkaatee seenu fan la ñuy leb yooyu xabaar ki ñu ko baaxee di Boubacar Diassi toogal télévision Futurs Médias ci diwaanu Ziguinchor ak li ko wër. mbiram kii jiite Horizon Sans Frontières di Boubacar Seye ñoo xam ne itam ay borom mi ndombal tànk lañu ci réew mi ak itam ñu yore kuréel daanaka ñoom ñëpp xaatim nañu ab daal document boo xam ne rek li ñuy ñaawlu mooy mandat de dépôt maanaam jàllale gi ñu jàllale ki jiite Horizon Sans Frontières bokk na ci waa mouvement Y'en a marre ak itam professeur Amsatou Sow Sidibé ak waa Afrikajom Center Amnesty International bu Sénégal ak yeneen Abdoulaye Diop moo ñu ci indi ay leeral. mbootaay mu jiite étudiant ak élèves yu jóge ci Kédougou amoon nañ benn daje ci zone A ngir joytu lu leen metti ñoom nag ñi ngi ñaax ëttu liggéeyukaay yu nekk Kédougou ñuy jël ndaw ñu bàyyeekoo ca gox ba. surtout tey ñun dañoo constaté ni que étudiants Kédougou yi ils ne sont pas recrutés en tout cas société minière yi nekk Kédougou duñ leen recruter. duñ la jox sax stage loolu ñun dañoo dem seet ba xool ni que loolu daal mënul nekk parce que société minière yi seen premier retombée néfaste ci Kédougou la jëm ci population Kédougou la jëm seen produit lu ñuy utiliser déforestation intense bi. kuréel yi ak kilifa yi xaatim bataaxal bi ñi ngi mettit li lu ñu jàpp Boubacar Seye ñoom sax jàpp nañ li gën a war a tax ñu bàyyi ko mooy wér-gi-yaramam dafa sooxe. te ñi ngi nekk ci jamono joo nga xam ne ñi ngi xeex lii di mbas mi ku mel ni Amnesty International Afrikajom Center FRAPP France Dégage Leg Africa Y'en a marre ak ñeneen ñi ngi ñaax nguur gi mu féexal ni mu gën a gaawee Boubacar Seye te ñu tegg li ñu teg ci kaw ndoddam ci fàttali Boubacar Seye police moo ko jàpp ci ajjuma fukki fan ak juróom ci weer wi ci aéroport international Blaise Diagne de Dakar ñi ngi ko def mandat de dépôt ci talaata ji moom nag dañ koy tuumaal ni dafa yëkkati ay kàddu ni nguur gi ak Union européenne dañu am ay njuuj njaaj ci ni ñuy doxalee ci wàllu mbëkk mi. aywa Abdoulaye Diop ñu sant la bu baax gërëm la ndawi Kédougou ak seeni ñaxtu dafa mel ne jàll na Pierre da Silva moo namoon jàllale seen ab xabaar mbokk yi mu ngoog fii la ñu yem ak yéen ci xibaaru marax yi fii ak ay simili yu néew Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew dëgtal leen xibaar yi ci français jaa ngeen jëf ci seen safo ak seen qualité de seen di leen ak programme yu télévision Futurs Médias ñu fanaan jàmm.